ànd bi ngeen di ànd ak seen télévision Xeweul TV à travers l'internet mais à travers aussi Thiès Kaay benn dëkk ñaari gaar di leen jaajëfal saa su ngeen ci teewaay bi ngeen di teewlu seen émission waxtaan ak tey jii nag dañu am benn entretien exclusif ak benn kilifa boo xamante ni yaakaar naa ni kenn di leen ko présenté di monsieur Seydou Gueye di ministre conseiller en communication de la présidence mais aussi yor maanaam kàddu parti bii di APR ñuy fare ñi nga xamante ni maanaam ci réew mi te rek macha allah daañu am moom waxtaan bu yaatu ci tolluwaayu réew mi ci jaar-jaaram loolu lépp incha allah xam naa ne waxtaan bu xuusee daa ngeen xam kan mooy Seydou Gueye ak itam maanaam taxawaay bi nga xamante ni am na ko ci biir réew mi muy Seydou Gueye ñu ngi nuyu bu baax a baax. mais maa ngi leen di fay di sant yàlla bu baax di julli ci sangu-sang yi di am mbégte nag di dajeek ay mbokk yu jóge Thiès nekk dëkk boo xam ni dafa am importance ci histoire du Sénégal saa yu histoire yëngoo rek Thiès am na ci taxawaay ba Thiès nekk espace bu am identité man nag saa yu ma déggee Thiès dafa am ñoo xam ne dama leen di xalaat su may xarit yu fa dëkk muy ñu ma bokkal parti parce que maa nekkoon commissaire politique gu Thiès bi Alliance pour la République di monter ay comité yi ëpp Thiès Ndiayène Sira Thiès région département bi yëpp daal doon fa yëngu ak ñoom ministre d'État Augustin Tine suma rakk Abdou Mbow ak xarit yi nga xam ne dañ leen fa am ñu nekk bennoo ak ñi nga xam ne ay wëllëre lañu tey ñu ñëw lang si ñu leen di sant leen gërëm ñu ñëw ànd ak ñun muy ñu nekkoon réew mi nekk réew mi ba tey mais ñëw bokk ci ñun mais di beral nuyoo nag le maire Talla Sylla parce que moom suma wëllëre la suma xarit la li ñu boolee dafa bari et puis di nuyu njabootu sunu maam sunu baay Doudou Wagué parce que kër googu daan naa fay ñëw vacances di ànd ak ay doomam yu mu bokkaloon université ba bëggoon fa sax football nawetaan ci équipe boo xam ne xaw ma ndax am na ba tey mu ngi tuddoon Mali Kayre donc yooyu ñu doon football ak ñu xam nañ Thiès tuuti daal donc vraiment di leen dalal di nuyu seen kilifa borom Xeweul TV gis nañu taxawaayam ci yëngu-yëngu yi nga xam ni Sénégal mooy soxla te gis nañu saa yu Sénégal soxlaa mu far ak Sénégal donc loolu it taxawaay la boo xam ne dañ ko ci sant di ko ci gërëm. jërëjëf monsieur le ministre comme ni ñu ko waxee rek am naa solo lool di nuyu bu baax a baax kilifa diine yi nga xamante ni saa su ne dañuy bàyyi xel émission bi ak kilifa aada yi boo ñu doon wax tey jii kan mooy Seydou Gueye parcours am ba tey jii nii mu agsi ci nguur gi lan lay doon ci tënk rek. mais xam nga wax sa parcours yombul parce que am parcours ndimbalu yàlla la ñàkk koo am taxul nga yaafus donc bu ñuy fàtte ni lépp lu ñu am rek sunu borom la neex ñu sabab lu ci nekk ci donc dañ ciy sant yàlla bu baax a baax bi mu ñu mayee d'abord ñu nekk ay jullit te foog naa ni li ëpp solo mooy ñu koy dox te bañ koy fàtte parcours bi ma gën a intéressé man mooy parcours góorgóorlu ba mën nekk jullit parcours boobu laa bëgg gën a def effort ci àddina maintenant ci wàllu jaar-jaar bi jàng jotee dem nañu bi ñu tolloo ci daara yu ndaw yi dugg ci daara yu ndaw yi bokk ak sunuy mawle sunuy nawle sunuy wëllëre sunuy morom yàlla la neex ñu jóge école primaire dem lycée jóge lycée am diplôme yi dem université jóge université am fay dijaasa it ba tey daal mu may ñu ñuy dox donc Médina laa juddoo fa la màggee Médina laa xam yàlla may na ma aussi ma dem Europe dund fa tuuti liggéey fa yeggali fa sama njàng liggéey fa ci politique tàmbali ko ak ay kilifa yoo xam ne ñu ngi nekkoon au niveau du parti socialiste français may liggéey ak ñoom foofu ba yàlla yombal su ma dellu si ma am ku ma fi seqal muy Abdourahim Agne ñu monté parti mu tudd parti de la réforme dem ba ànd bi jeex ñu tàbbi ci tàmbali ànd boo xam ni ànd ak président Macky Sall ànd ak moom bi muy sos donc bés bi mu koy sos le 1er décembre 2008 muy sos APR maa ngi toog fii ci hôtel bi ñuy wax Teranga ci jamono tudd léegi Pullman foofu na parti bi xam naa ci lu bare parce que lu bare fekke naa ko 2008 ba 2021 bii ñuy wax tey mosuma jël vacances ci parti bi lu fi xew rek fekk na ma fi. voilà nga yor kàddu maanaam li nga xamante ni moo di présidence depuis le 2 mars 2020 ba tey ñu nekkoon ci jamonoy mbas xam nga ci biir naka ngeen dundee mbir mi yéen ñi nga xamante ni
waaw kooku moom la ngay njëkk a def mooy nangu dogal ci àddina parce que bu amee lu tuuti loo xam ni kenn mënu koo gis muy virus bi muy gane ci sa réew di dugg ci réew yépp ci àddina te kenn mënu koo teg bët mu jaaxal ñépp da ngay nangu dogal ba pare jublu nag ci li nga xam ne mooy sa responsabilité kooku nag dañ ci seede ay seede yu wóor ne gérer Covid bi depuis le 2 mars du woon lu yomb waaye comme yàlla dogal na dañu am jiitu réew boo xam ne mooy président Macky Sall yàlla dimbali na ko ba muy teel a xalaat yenn mbir may fàttali ni déjà en janvier boobu yegg seegul Sénégal joxe na tegtal yépp pour comité yi war a taxaw mën ko dékku bu fi egsee mën a saytu mën a jël matuwaay yépp yemb nañu may fàttaliku bi ñu amee sunu ay doom yoo xam ne ñu ngi Chine nekk Wuhan fii virus bi tàmbale coow li ne kur dañ leen di delloosi duñ leen delloosi mu ne du leen indi parce que risque la nañu des fa ñu des ñu toppatoo leen Sénégal saytu Chine saytu nit ñi ne warul woon def loolu woon mais mu jël décision bi ba le 2 mars bi ñuy am sunu premier cas boobu la ñu toog ci réunion bu mu jël ay dogal pour ñu mën jàkkaarloog feebar bi jël budget d'urgence su 1,4 milliard pour dimbali comité de gestion des épidémies mu installé daal li nga xam ni mooy nekk jumtuwaay yi ñu war a jëriñoo pour jàkkaarloog mbas mi stratégie bi évolué muy dugg Sénégal ñuy toppatoo Sénégal nag il faut que ñu fàttali ko nit ñi 2020 ba léegi 2 mars ba léegi ku yàlla nattu nga am jàngoro bi état bi jël na la en charge ci test yi jël na la en charge ci faj bi ci garab yi ci hospitalisation yi te joxe woo dërëm. mu te tey boo ko xaymaa li mu jot ci doomu sénégalais yi mu jàpp ëpp na 35000 donc ñëpp état jëlee en charge mais faw nga dolli ci it taxawaayu Sénégal mooy bi ñuy testé di xool di def nit ñi quarantaine état du Sénégal dafa jël ñëpp en charge dugal leen ci ay hôtel 15 jours pour famille yu nekk jël leen en charge fayuñu dara ba bi muy génnee plan de résilience bi daal di yëkkati lu toll ci 70 milliards wala lu ko sorewul trop ne nañ leen sauver dund gi waaye pour mu gën a mën a yomb ci nit ñi faw ñu jàppale leen ci ndugg mi jàppale leen ci ay saaku ceeb jàppale leen ci ay dëwlin jàppale leen ci suukar ak yeneen yoo xam ni foog naa ni kenn fàttewul kit yi lan la woon famille bu nekk di nga jot 100 kilos ceeb di nga jot 10 litres d'huile di nga jot 10 kilos sucre ak yooyu ak ay macaroni comme séeréer yi ñoom macaroni la ñuy wax donc dimbali nit ñi yëkkati lu toll ci 64 milliards dolli ko ci système de santé bi yëkkati lu war a mat 600 milliards def ko ndimbal pour entreprise yi ci wàllu impôt ci wàllu trésorerie ci wàllu yu bare yu ñeen yembalal yëkkati nag ci loolu 200 milliards tegal ko entreprise yi pour investissement yëkkati 12 milliards jagleel ko doomu sénégalais yi nekk bitim réew Sénégal rek moo jël alalam yónnee ko ay sénégalais yu nekk bitim réew ndimbal leen ci Covid. mais ci fànn ndimbal yooyu nag gis nañ ni que amaana génne ngeen ndimbal ne leen ko jox askan wi mais la plupart boo demee ci biir askan wi ñu bëri dañuy naan jotuñu est-ce que kon maanaam mbir mi su xewul ci ña nga xamante ni. non loolu dégguma ko loolu dégguma ko parce que mun naa la jëlal commune bu mel ni Médina muy sama commune jot nañu 9111 kits pour 9111 familles yëpp a yegg ci nit ñi li doon coow li kay te jaru ko woon moo doon leerul am na lëbëj ak yooyu mais loolu tàmm nañ ko fii Sénégal heure bu ñuy wax rek lu jóge ci état bi dem ci nit ñi dañuy njort ay doxalinu ñaaw ak yooyu mais pour éviter loolu président dafa teg benn dispositif boo xam ne benn général moo ko jiite muy comité d'évaluation force Covid parce que 1000 milliards la 1000 milliards boo koy xayma
mooy 5% wu 7% wu PIB wu Sénégal sunu alal yëpp moom lañ jël jagleel ko yeneen réew yi nga xam ne dañu wër amul kenn ku ci yegg 7% mais 1000 milliards pour ñu xam ko bu baax ni mu toll 1000 milliards budget wu Sénégal en 2000 matul 1000 milliards la ñu bokkoon ñun ñëpp en 2000 matu ko donc yegg na ci nit ñi jot nañ ci jëriñoo nañ ko te dimbali na leen ci li président doon wax apprendre à vivre en présence du virus parce que yu mel nii bu amee réew yëpp ñooy seet yoon bi ñuy seet mooy lan naka la ñuy sàmmee kaaraange nit ñi dimbali leen ba jàngoro bi bañ leen daal naka lañ leen di jëlee en charge mais surtout naka la ñuy continuer de développer ak activité économique et pour ñun dafa important woon parce que suñu ay activité yëpp li ci ëpp mooy activité informelle donc te après ñu dem ci logique yoo xam ne am na ay dëkk yoo xam ne confinement lañ def kenn du génn kenn du dox mais ñun ñu tànn couvre-feu yembal ko oyofal ko bi affaire yi tane mu jógaat ñu xool gis ni région wu Dakar ak région wu Thiès moo gën a touché ci wàllu nit ñi ñu ne kon boog nañu changer loi bi tuuti pour mu gën a oyof ñu am régime bu bees bu tudd catastrophe sanitaire mu limité dem beeg dikk bi Thiès ak Ndakaaru ba ñu dem ba yëngu-yëngu yi passé ñu gis ne effectivement pression au couvre-feu bi metti na ci xale yi ñu yëkkati ko donte sax fukki fan ci kanam rek ci la waroon a jeex donc tey jii li am solo mooy ci loolu lépp ni ñu gérer économie bi dëkk yu bare seen économie dafa daanu mooy dañu toll ci récession la nga daan am ay 2% de croissance léegi ay moins la ñu am mais Sénégal yàlla dimbal nañu ba demuñu ci moins yi am nañu 1,5% de croissance am nag yéene pour delluwaat ci niveau de croissance bi ñu amoon mooy autour d'une moyenne de 6% wala 6,5. Covid bi est-ce que maanaam par rapport ak muy soog a ñëw ci dëkk bi ñëpp ragaloon mais jamono bi boo xoolee nit ñi dafa mel ni daal ñoom gëmatuñu li nga xamante ni moo di mbas mi mu ngi ci biir dëkk bi. non jàppuma nit ñi gëmatuñ ko. mais miin nañ ko léegi. non waaw loolu moom il faut que ñu continuer respecter gestes barrières yi mais dafa am loo xam ne dafa am dëkkandoo boo xam ni mooy virus bi woowuñu ko mu ñëw fi te mënuñu ko dàq. te sa dëkkandoo boo leen bëggee mën a dëkk ensemble il faut nga ñàkk ko loolooy dox diggante ñaari dëkkandoo donc ñàkk nañ ko tey ni ñu ko ñaagee mooy geste barrière yi raxas loxo yi ni ñu ko ñaagee mooy takk masque yi ni ñu ko ñaagee it mooy respecter distanciation sociale bi ni ñu ko ñaagee nag mooy fexe ba wàññi dajaloo yi wàññi dem ak dikk bi parce que virus bi nit a koy yor di dem di ko wàcc feneen di ko jox keneen. voilà mbokk yi ñuy bàyyi xel ba tey seen télévision Xewa TV dinañ am occasion waxtaan ak ni ma leen ko waxee sànq monsieur Seydou Ly jamono bi ñu weesu réew mi yëngu na lool ci coowal Ousmane Sonko ak Adji Sarr mais avant ñuy xuus ci mbir mi ñu bëri nee nañ complot la ndax seen taxawaay ak ñoom itam seen taxawaay ban analyse nga am ci mbir moom. mais analyse bu simple waxu complot dafa mënta nekk ndaxte. bu fekkente ni ñu la complot yow yaa tax mu sotti complot mënatu fa am wala xanaa kay moom dafa bokk ci complot bi mais wax jëb du loolu pour man li am solo mooy dañu rekk ci benn réew boo xam ni citoyen yëpp ñoo yem àq ak yelleef li am solo mooy sénégalais bu ne am na sañ-sañ bu jàppee ni tooñ nañ ko wala lor nañ ko mu dem seeti justice ne man de diw def na ma lii wala jël na sama lii wala wax na ma lii def na ma daal loo xam ni bëgg naa ñu faj ko droit boobu dañ koy nangul sénégalais bu ne même bu fekkente ni war nañu nangu ni kii nga xam ni moo tax ñuy wax di chef de parti dem élection présidentielle nekk fa génn fa nekk troisième ñit ñi jàpp ni war na am avenir politique ñu nangul ko bu ñu jàppee ni il n'est pas n'importe qui war nañu nangu ni Adji Sarr n'est pas n'importe quoi non plus sénégalaise la bu am àq ak yelleef boo xam ni jàpp na ni def nañ ko lii mu dem fi mbaxane nekk benn jébbal fa plainte ci régime bi ñu nekk plainte bu jël demee ci justice mu nekk donc coow li am na mais li am solo mooy juge bi mu jàkkaarloog moom inculpé na ko ne ko maa ngi lay toppee lii ñu lay jiiñ
pour mën ko saytu noonu la inculpé avant muy jot ci député bi Ousmane Sonko ki nga xam ne moom moomoon salon bi inculpé ko de complicité donc li ci des la xew ca néeg ba yow xamoo ko man xamuma ko ñoom ñaar rek ñoo ko xam ak suñu borom. mais ni nga ñu taxawee ndax gis nañ ni que mbir bi mu soog a am seen chef de parti par exemple dafa ne bu ci kenn wax ba maanaam début bi yéen ñëpp da ngeen a noppi mais bi nga xamante ni convocation bi leer na ngeen soo génn maanaam amal ci benn communication boo xamante ni daal bëgg koo maanaam gën a dugal est-ce que loolu itam xaw non non c'est-à-dire dañu jël jàpp ni quel que soit ñi nga xam ni ñoom ñoo seq mbir mi problème bi diggante ñaari sénégalais la yu am ak yu yem ak yelleef donc c'est une affaire pénale entre deux citoyens sénégalais donc justice moo am lu mu ciy wax ñu ne noonu lañ koy gérer bi ñu ñëwee ba mu dugg ci séquence institutionnelle c'est-à-dire ñu tombé ci Assemblée nationale saisir nañ ko pour mu teggi malaanu kiiraay bi mooy immunité parlementaire. voilà foofu sax waa ku jege itam am na lu ñu taxaw ba ñeneen. donc foofu ci suñu responsabilité su concerné institution yi war nañu cee mën a wax coow li nekk ni ñu ko tegee du noonu jaxase mbir yi jël ñaari loi ñaari article ci règlement intérieur yi bokkul benn bi ce sont les commissions ad hoc et les commissions spéciales bokkuñu chapitre bokkuñu li tax ñu bind leen commission yi ñuy yëkkatee immunité parlementaire du guleet ci Ousmane Sonko donc na mu war a demee noonu la demee jébbal nañu courrier bi parce que noonu lay demee procureur moo koy jox procureur général mu jox ko ministre de la justice mu saisir assemblée sur une note li ñuy woowe en droit un réquisitoire introductif leen kii de di député justice soxla na ko parce que dafa am lu mu bëgg leeral donc gars yi def li ñu war a def daje conférence des présidents joxe ko installer commission bi ñi ci bokk dafa am règle bu ñu koy defee dañ naan nangam la ci majorité ak nangam ci opposition commission bi may na la yow bu fekkente ni yow la ñu soxla may na la su la neexee nga ñëw teew bu la neexee nga yebal koo xam ne moo lay défendre yëpp jaar ci yoon assemblée def ko ni nga xam ne noonu la assemblée di décider instruire dossier bi ba pare voter daal di jébbal tontu ministre de la justice pour juge bi mën ko jot. mais est-ce que itam du fu ngeen jaarale woon Khalifa Sall ak Karim Wade maanaam ngeen ko bëggoon jaaree rek comme que moom maanaam jamono bi moom moo nekkoon seen potentiel opposant. Khalifa Sall jaarewul ñu ko fenn Karim Wade jaarewul ñu ko fenn. xam nga lu tax non non mbir yi da nga koy seet kenn fekkuma ma toog walla nga toog ñu yóbbu la justice dafa am loo xam dañ la ko dénk muy gestion financière u ville de Dakar ñu jox la pouvoir bi nga ciy décider mu nekk alal bu mbooloo mi bokk ñu xayma gis ni weer bu ne am na xaalis bu tudd bu toll ci 30 millions yu ñuy génnee ci trésor public te jëmul ci nit ñi ci moom lay des te texte mayu ko ko muy gestion financière bu leerul ñu war ko leeral boo ñëwee ci Karim Wade alal duñ ko jiiñ la ci procédure yoo xam ne am na parce que dañ leen dénkoon alal réew mi maintenant munoo fi nekk ne na mbireeb jaar yoon te buñ buggee jaar li nit yoon nga ne politique moo tax loolu yanuwul maanaam mais bii nii muy Khalifa Sall muy Karim mën ngaa nangu ni état bi moo saisir justice mais bii benn citoyen moo saisir justice donc ñun yóbbu ñu Ousmane Sonko justice. mais moom yàgg naa wax ni que yéen a ko doon jéem a def amul leen est-ce que itam amul maanaam ñi nekk ci yéen jéem a xool fan lay jaar ba mu ko nas. yàgg wax mbir taxul mu nekk dëgg te boo ko seetoo ci xayma la mu mos a yëkkati yëpp moo ko yëkkatil boppam 94 milliards yi mu doon jiiñ nit ñi kenn yëkkatiw ko moo ko yëkkatil boppam yëfu pétrole moo ko yëkkatil boppam procureur ubbi une information judiciaire oo leen ne ku ci xam dara ku ci am looy wax ñëwal indi say firnde ñenn ñi dem
laaj leen seen firnde ñu ne ah journaliste sàngam moo bind lii loolooy seen firnde ñenn ñu woo leen ñu ne la ma war a wax bind naa ko ci livre wuy jiw ñu Aliou Sall mi nga xam ne moom lañ doon jiiñ ñaata yoon la dem dig ñaata yoon la wuy ji procureur. non non du rakku président nee na bàyyi leen loolu ñiy àtte ci réew mi ñun gënuñu leen yaru te gënuñu leen jikko ba toog rek di leen jiiñ ci kër yi ñu juddoo ñun foofu la ñu juddoo ci daara yi ñu jaar jàng fa la ñu jànge ci école yi ñu jàng fa la ñu jànge te ñoom ay wéyjur yu baax yu leen yar bu baax yomb na nag saa yu ñu jàppee un homme politique justice soxla ko mu ne complot la fii ak beneen réew ci am muy France muy feneen chaque fois que les hommes politiques sont pris par des filets de la justice ils crient au complot te bés bu ne affaire u siif xale bu jigéen ñu koy àtte ci tribunaux yi affaire u sàcc ñu koy àtte ci tribunaux yi bés bu ne ñu ngi àtte ay centaines de sénégalais duñu wax mukk justice bi baaxul mais bu ñu jegee ñun rek parce que maay Seydou Gueye wala maay diw politique la dama ni balaa politique yi ñëw nit ki ci boppam ak ay valeur am moo teew moo tax ma leex sànq sama tàmbali li ëpp solo ci si may def mooy bañ a fàtte ni jullit la. ci biir Ousmane Sonko waral ba jamono bi réew mi amoon ay yëngu-yëngal bàyyi bakkan ba ci di jaarale ñi nga xamante ni ñoom la ci faatu waaye loolu itam am nañu ci génn ñi faree ci yéen ku ci mel ni ministre de l'Intérieur am na maanaam ñu mu jiiñ ku ci mel ni le ministre de la justice moom itam wax ne est-ce que yooyu itam maanaam waroon na ci ñoom en tant que ay kilifa. xam nga état du Sénégal du yëkkati kàddu ci lu ko wóorul man xam naa yàgg ci gouvernement bi parce que depuis au moins 9 ans maa ngi ci te lu ko jiitu bokkoon naa ci ay ministères yor fa ay cër su état du Sénégal waxee xam na li tax muy wax ministre de l'Intérieur li mu wax dafa leer nee na manifestation yi am na lu ci rax bi ñu demee ba am ñoo xam ni seen ay njaboot loru nañ ci maa ngi leen di yeesalaat njaal di ñaan yàlla ñi ci gaañu yëpp yàlla nañu xippee aljana mais am na famille yoo xam ne dañu wane ni la tax seen doom faatu lu arme yoo xam ne alkaate ko yor ñii ay paaka la ñii ay lii la donc li nga xam ne moo ci war mooy dañu jàpp ni saa yu yëngu-yëngu amee mën na am infiltration te réew mi ñu ne muy Sénégal sous région bi ñu ne terrorisme bi mu ngi fiy jéem a sax kooku gis nga ko ko waxul Sénégalais yi bëggoo seen karange donc loolu mën na am maintenant sorti garde des Sceaux dafa commencé di wax di joxe ay exemple te yeggaliwul donc ça en communication soo ko defee bëgg argumenter par l'exemple te amoo temps pour lim bu ñu yemee ci li nga jot a jox rek joxe parce que boobu bëgg nañu wax ni ñiy bëree depuis un moment génn ñu bëree ñiy jaay cere jaayuñu guddi ñiy jaay lii mais comme lim bi matul donc dañuy jàpp rek de mais li nekkoon ci xelam du loolu. xam nañ ko baax non mooy li ma la xam nga yéen journalistes yi léeg-léeg ngeen may nit ki temps muy argumenter mais soo choisir ni damay argumenter par l'énumération c'est-à-dire di lim soo mottaliwul fa nga yem rek la ñuy jàpp ni loolu nga bëggoon wax mais boo nee mbër yaa ngi ci ñiy jaay cere ngi ci ñiy jaay maafe ngi ci ñiy dawal welo ngi ci ñiy def cag-caga ngi ci ñiy livré donc yooyu boo ko limee kenn du ne da nga ko stigmatiser mais boo yemee foofu rek donc en termes de communication dafay am benn impact boo xam ni mën nañu jàpp ni da nga stigmatiser. gis nañ ci image bi ay nervis yoo xamante ni dañoo ànd ak takk der yi di leen jàppale ci loolu est-ce que loolu itam maanaam du yéen a jëloon ñooñu. ñun la suñu yoon mais xam nga ñun politique non il faut ay nervis non maanaam dañuy yor arme taxaw ci ay ginnaaw alkaati mu leer na ni que ñii ñoom duñu ay takk der. xam nga est-ce que mos nga gis alkaati bu nangu nit ku bokkul ci moom taxaw ci wetam. comme que yéen a moom nguur gi kay. non moomuñu nguur gi dañ fi nekkal Sénégalais yi ça c'est une représentation qu'il faut changer moomuñu nguur gi de te loolu nekk politique sa digganteeg institution yi dafa am foo ci yem alkaati yi ak gendarme yi ak soldats yi ñoom ñoo yor la sécurité publique alkaati du bàyyi nit ku warul nekk ci benn espace mu taxaw ci wetam. mais image yi li mu wane mooy ñooñu après ca siège APR lañu mujjee. siège APR man de gisuma image boobu. mais image yaa ngi fii nii. kooku gisuma ko. d'accord gisuma ko. mais quand même est-ce que itam maanaam
li fi am yëpp est-ce que waroon na itam est-ce que comme que le président Macky Sall wax nañ que boo xamee ni que kii nii bu ko jàppee réew mi tàkk maanaam da koy bàyyi moom en tant que njiitu réew est-ce que di dérété bi war woon dox ci ay tànku jàmm ba mbir mi xaw a dal. président Macky Sall mosul jóg ci jàmm c'est-à-dire que Sénégal nag dafa neex Sénégal xamuñu ko dóor ku fayu lañu xam responsabilité yu citoyen bu ne mooy dox ci jàmm pour réew mi am stabilité responsabilité du président de la République te du ci caaxaan du ci nooyal du ci yox-yoxi mooy assurer sécurité nit ñi ak seen stabilité mais lu tax boo leen di laajte doo leen wax li yëngal mbir mi sénégalais taxaw na benn sénégalais justice oo ko mu ne du ma wuy ji ne li ñu may jiiñ defuma ko nangu ci sax wax woon ni génn leen dee ndax man ma mucc génn leen ngeen dem dee yi ndax man ma mucc ci jiiñ kenn yeeyul yàbbi amul kenn ku ne citoyen bu justice woo war ngaa wuy ji dama lay jox exemple bu simple président Abdoulaye Wade bi muy gën a kawe ci opposition bi heure bu ko justice convoqué mu wuy ji Idrissa Seck bu Thiès bi mu toogee wax bi complot lu ne justice oo ko mu wuy ji Karim Wade justice oo ko mu wuy ji Macky Sall justice oo ko mu wuy ji Khalifa Sall justice oo ko mu wuy ji ñu ne nag man maay diw parce que dañ may complot du ma wuy ji ci mbedd mi laay joxe verdict maanaam moom bi mu wootee itam askan wi bu doon xam nañ ni que nekkul ci dëgg itam amaana waroon nañoo mën a toog seen kër mais tey jii mais population bi yëpp génn pour jàppale ku nekk da nga am ay farandoo population yëpp génnul gisoo ci borom bijaaw te biir Sénégal am na ñu am bijaaw gisoo ci ay mag Sénégal am na ay mag population bi yëpp génnul li ñuy war a wax mooy manifestation yi violence bi moo ëpp doole nit moo ëppoon impact nit ñu bari ñi nit ñi bariwuñu trop par rapport ak 23 juin ou par rapport ak yeneen manifestation mais violence yi la te violence yi dafa nekkoon violence yoo xam ni dañu ko cibler pour yàq institution yi di attaquer ay institution dañu cibler violence yi di attaquer ay kër nit ñoo xam ni dañu yor cër ci état bi dañu ko cibler ci ay magasin wala ay bërëbu liggéeyukaay yu am enseigne française te ñooñu c'est des entreprises sénégalaises ay sénégalais ñoo fay liggéey mosoo dugg ci station essence bu tubaab jaay la total tubaab du la jaay essence sénégalais lay jaay essence sénégalais bi moom essence bi moom station bi dafa am lu mu joxe pour am autorisation di exploiter marque boobu donc du ay entreprises françaises du ñu ay entreprises françaises donc violence yi dafa am ñu ko jagleeloon te dama jàpp ni li yëngatu woon utewul dara ak ñu am yéene déstabiliser dëkk bi mais soo duñ ko nangu. ñu nekk Thiès taxawaay waa Thiès ci manifestation yi gis nañu que Thiès moom daloon na lool. waaw ban message ngay lancé ñi nga xamante ni ñoo nekk. mais di wax ni nit moom la ca gën mooy muy ànd ak toujours sago xam lan lañu jar a xeex Sénégal li ñu tàmm ànd di ko xeex mooy li ñu bokk ñun ñëpp daan nañu ànd daje ñun ñëpp pour défendre démocratie. di ànd ñun ñëpp pour défendre ay élection di ànd ñun ñëpp pour loo xam ne ñun ñëpp lay jëriñ mais mosuma gis kuy jéem a yëkkati Sénégal pour défendre loo xam ne moom rek lay jëriñ moom rek la concerné donc loolu dafa laaj sago mbir mi dafa simple woo nañu citoyen na wuy ci diggante ñaari sénégalais bu amee jiixi jaaxa li ñu d'accord ñun ñëpp di ñu jëriñ di indi stabilité ci réew mi mooy justice àtte bu la neexee nga dem ci juge bi ni complot la juge bi ne indil say firnde mais fam nga wuy ñi justice kenn du ko rendre ci mbedd mi fii suñu dëkk kenn rek juge moom la ñu may constitutionnellement mu ne def nga walla defoo maintenant nag li nga xam ni tradition la man dama jàpp ni man de ci ni may doxee ku ma teg tuuma ma teggi ko bañu ma nag ku ma yekkal ci gaalu xaj ma teg tuuma ma teggi ko. taxawaay waa Thiès ci mbir mi ndax nga ko gisee. mais ak réew yu bare ak gox yu bare ci biir réew mi gox yu bare foog naa ni waa Thiès am na lu ñu wane la Abdou Diouf doon wax naan jeunesse malsaine loolu foog naa ni sangu nañu léegi. manifestation yi
sang na leen bay set mais taxawaay boobu moo war mooy taxawaay ànd ak sago taxawaay wóolu institution yi bàyyi justice mu def liggéeyam ku ci ne boo ñëwee ci juge bi yaa ngi ak say avocat xanaa nag soo amee sa fukki avocat mënuñu ëpp doole benn juge ba juge bi di nangu loo xam ne amul te avocat yi mënuñu ko défendre donc nañu indi dal ci réew mi donc dafa nekk moment boo xam ne dañu war a gërëm sant sunu kilifa diine yi fi nekk yëpp beral ci loxo nag sëñ Mountakha di ko ñaanal mu yàgg fi te wér comme li ñu koy waxee ñoom ñëpp it yàlla yàggal leen fi te ñu ànd ak wér mais di gërëm aussi acteur société civile bi ak yenn opposant nga xam ne bi mbir mi jógee ñoom nangu nañu indi waxtaan ñëpp jublu ci benn direction mooy na mbir mi dal ay opposant ngi ci acteur société civile a ngi ci dañ leen di gërëm kilifa diine yi wàllu diine jullit ak église bi jàngu bi ñëpp yëngu nañ ci mais dafa am ay sénégalais yoo xam ni kenn xamu leen wanewuñu ko mais dox nañu indi jàmm ci diggante nit ñi donc ci jàmm bii nag ci lay mën a déglu président de la république mu ñëw yëkkati kàddu yoo xam ni moom la nit ñi doon xaar ndax moo yi mu choisir moo yu am sens la te ni mu joxee discours am dalal na xel yi rawatina nag ci ni mu ko defee wax lu leer mbir mi nga xam ni mooy diggante ñaari sénégalais yi ci wàllu siif justice moo koy àtte sénégalais yi lay waxal ndaw yi lay jël ay engagement parce que seeni jafe-jafe comprendre naa ko. voilà ci loolu sax lañ doon waxtaan ndax moom njiitu réew mi sax tax na mu génnee 350 milliards mais da koy jàppale ndaw yi mais en tant que yéen ñi nga xam ne yéen a nekk ci wetu njiitu réew mi au delà de budget boobu ban taxawaay ngeen mën a taxawee ci wetu ndaw ñi ku ci nekk ca gox ba nga bokk. mais man de ci sama wàll maa ngi jéem a góorgóorlu di ànd ak ndaw ñi di leen wan yoon wi di leen gunge pour ñu yegg su ma ko mënee toujours mobiliser fonds dem seeti partenaire financier ku mel ni PAMECAS wala yooyu wutal leen ligne de financement dimbali leen it ci formation yi. mais ñi ànd ak yéen ngeen di gën a jàppale xool nañu. non man du ma doxee noonu Médina parce que dama leen wax dara waa Médina xam nañ ko ñaari cër la am xëy na responsable politique gu APR laa fa ak Benno mais sama cëru ministre de la République moom war a ubbi ci ñëpp boo duggoon Médina di nga gis amul parparloo parce que damay toppatoo ay nit ñoo xam ne xamuma leen mosuma leen gis bu ñu amee soxla ma taxaw ci te xaw ma leen li may wax télévision laa nekk waa maintenant bu ñu ko déggee mën nañ la ko firndeel li nga xam ne moo war diggante 2012 ak 2021 bi waxaguma 350 milliards li dem ci projet pour insertion emploi des jeunes ci alal mat na presque 700 milliards benn ci diggante bi créé nañ fi plus de 500 000 emplois hors emploi rural dafa fekk ni kay jeunesse bi ñu am moo ëpp ci biir société bi puisque 75% des Sénégalais ont moins de 35 ans 75%. c'est-à-dire que tey jii boo ñëwee Thiès tabax fa 1000 classes xale yi dugg CI dem CM2 balaa ñuy yegg CM2 di nga amaat soxlawu yeneen 1000 classes parce que suñu croissance démographique moo toll noonu donc loo def ci 5 ans di nga ko doubler parce que population bi ñu am 25 ans yu nekk mu doublé donc fii ndaw ñi ñoo ëpp te sunu espérance de vie dafa gàtt wuteeg réewu Europe yi nga xam ne màgget yi ëpp te ñoo gën a gudd bakkan donc c'est un vrai problème Abdou Diouf jànkantam moom Abdoulaye Wade Senghor tout le monde et dans tous les pays la ngay dégg ci Europe ay manifestations gilets jaunes ay les banlieues tout ça c'est une question d'insertion puisque modèle économique bi ñu am aussi moo dul produire emploi yu bari. ndax jotul itam ñu xoolaat ñi nga xamante ni ñoo fi yor ay école privée yooyu noonu yu mel ni yenn formation yi dañ leen di formé ba pare
bàyyi ndaw ñi ci marché d'emploi bi est-ce que loolu itam taxul maa boobu tax yéen ngeen jël ci ay matukaay. non c'est-à-dire que matuwaay yi ñu jël gis nañ ni problème mu jeunes yi même bu ñu jaaree ci école yi dañu am lu ñuy wax un problème d'employabilité c'est-à-dire que duñ leen jàngal ay xam-xam yoo xam ne dañu koy yóbbu ci liggéeykaay bi koo jël muy ndaw bu ñëwee da nga koy jàngal liggéey donc problème mu employabilité mooy problème et jeunes yu bari seen problème mooy amuñu métier amuñu formation te boo ko seetee da ngay débrouiller rek pour am loo liggéey looloo tax président Macky Sall inversé offre de formation bi dootul rek ay théorie ci biir université nga naan woy Karl Marx avait dit Lénine a pensé non dañuy jàngal nga nekk plombier bu am métier ñu jàngal la nga nekk menuisier ñu jàngal la nga nekk sur du matériel agricole ñu jàngal la lu ne loo xam ni dana koy booleeg lu ñuy woowe un certificat de spécialité nga xam ni bés boo génnee pour liggéey mën nga teg ci loxo ki lay wutal ki ngay janool pour am liggéey benn certificat ne ko lii laa jàng école bii laa ko jàngee si certificat donc certificat de spécialité beneen bi ni ñu changé ci formation professionnelle dafa amoon lu ñuy wax taxe d'apprentissage ou taxe professionnelle koo xam ni secteur privé bi moo ko daan joxe mais léegi totalité wu xaalis boobu moom la président jël jox ko secteur privé bi pour ñu former nit ñu indi 3FPT mu nekk at bu nekk je crois 20 milliards plus li ngeen di jox ñu yor 40 milliards pour tàggat ndaw yi pour ñu am métier c'est-à-dire que boo duggee ci kër yi def télévision ñu ci bare ñu ngi yor caméra di filmer ñu ci bare ñu ngi def éclairage ñu ci bare ñu ngi def journaliste te formé wu ñu leen jànguñu ko donc il faut que ñu former nit ñi donc formation technique et professionnelle mooy changement bi fi nekk pour ñu régler problème mu employabilité. voilà li ñu may jox te xam naa léegi mu jeex du ma daaneel te waxuñu ci parti bi muy APR njiitu réew mi am na ñaari mandat troisième mandat bi loolu itam di question boo xamante ni Ousmane Sonko posé na ko ci gis ak tii ban tontu nga ci am. mais troisième mandat tàmbaliwul ci Ousmane Sonko nit ñaa ngi koy wax avant président di am deuxième mandat sax nit ñaa ngi waxoo troisième mandat. ñun nag dafa am lu ñu jàpp. dafa am lu ñu jàpp mooy sunu doctrine mooy sunu taxawaay. président Macky Sall li ko soxal mooy naka lay def ba indi solution pour Sénégalais yi benn li ko soxal mooy li tax ñu fal ko en 2018 ci programme mu liggéeyal ëllëg jubli ci 5 programmes 5 initiatives ak yooyu pour xale yi am xëy pour dëkk bi naat pour économie bi développé ci loolu la ne mu ne ñu bu fekkee am na ñoo xam ni leen tax di yëngu mooy élection kese bàyyi leen foofu ñuy wax waxu élection dama bëgg ñi ma àndal ñuy wax ci waxu naka la ñuy liggéeyee te bàyyi débat boobu waxu candidature su jotee dinañ ci yee yàbbi. mais gëm nga ni moom dina poser troisième mandat wala du ko poser. mais xam nga mbott mu nga ko laaj génnam du sama yëfam la su waxtu yu jotee dinañu xam mais fi ñu toll nii li am solo mooy naka la ñuy def ba sottal projet yi xale yi soxla. teewaayu Idrissa Seck ci nguur gi nag. c'est-à-dire que il faut que nit ñi am jàngat tuuti le 14 mars 2012 bi ñuy sanc Benno Bokk Yaakaar candidat Idrissa Seck ak parteem réew mi dañu ñëw bokk ci membre fondateur u Benno Bokk Yaakaar yebal ñaari ndaw ñu ñëw ci gouvernement wu 4 avril 2012 muy le ministre Omar Gueye ak le ministre Pape Diouf ñu ànd ci ay élections législatives am ay député yoo xam ne ci liste Benno Bokk Yaakaar lañ bokkee donc député yoo xam ne réew mi lañ jóge ñu dem ba ci biir président Idrissa Seck jàpp ni xayma na àndam ak président Macky Sall fii la ko bëgg a yemale ndax am na lu mu xalaat am na lu mu gis am na lu mu bëgg a def danga koy nangul liberté boobu mu génn def li muy def yàlla yóbbuñu waat ñu ci ay élection législative mu ànd ak ñeneen ñu dem élection présidentielle mu nekk candidat dëkk bi am fu mu toll mu jàpp ni ah man de fa ma bokkoon
mais jàpp naa ni li réew mi laaj mooy ma dellu fa jëlaat sama place jël sama liggéey donc moom bu kenn wax waxu transhumance parce que bu fekkente ni kuréel bi ñor mooy Benno bu nekk fondateur nekkoon ci xayma ni war naa génn dem xayma waat ni li réew mi laaj mooy ma dellu si dañu koy rafetlu. voilà ma bàyyi la nga tàggatoo xam naa ni waxtaan bi maanaam doyluñ ci mais quand même li ñu mën ci waxtu rek moom moo maanaam doy ma bàyyi la nga tàggatoo ak ñi nga xamante ni ñooy si dara. waaw damay bëgg a delluwaat rek sant suñu borom parce que soo waxee mu egg moom la neex te comme may nañu la ñu bëggoon mooy ñu dajee waxtaan yàlla may nañu ñu def ko ci ni ñu ko bëggee woon donc dañuy yeesalaat ay cant jëmale ko suñu borom di leen gërëm it bu baax Xéwal TV ak seen kilifa di ko ñaanal yàlla yokk barkeem di ñaanal aussi télévision bi mu am jéego yu bare bëgg leen gërëmaat encore ci waxtaan bi ñu waxtaan xam nga kàddu moom dafa xaw a jafe parce que nee nañu lu duuf ci nag bi yëpp xajul ci cin li bon est-ce que waxu duuf la jàpp ma loolu en tout cas daal li ma bëgg wax mbokki Thiès yi gannaaw bi ma leen gërëmaatee bu baax moo di nañu gërëmaat leen encore mais leen wax neen réew mi fi mu toll dafa laaj ñun ñëpp ànd nekk benn parce que am na ay wax yu fi jóg ay waxu waaso ay waxu yu xaajale réew mi xaajaloo du ko doxal réew mi ànd bennoo moo koy doxal parce que bu nu buggee jàpp ni Sénégal lii mooñ ci war dañuy gis ñun ñëpp drapeau vert jaune rouge dañu war di xool bañ a fàtte li nga xam ni mooy devise u Sénégal un peuple un but une foi na leen góorgóorlu nekk benn peuple na leen góorgóorlu nekk bu benn but mooy dimbali ñëpp am benn foi muy ñun ñëpp yàlla daf ñu dimbali ñu nekk aji ngëm kon nag gëm Sénégal yomb na ci kaw lu sa moroom def ci lu baax nga rafetlu ko loo ko mën a yedde pour mu changer nga yeddee ko ko donc gërëm waa Thiès bu baax te naan leen nag jeunes yi nañu pare parce que jàpp naa ni di président di waaj a jébbal bu yegsee na ñëpp jël seen matuwaay pour egg ci mën ci jot nañ leen bàyyi toog bi te jóg ku nekk ci yoon moo neex a gunge ku toog neexut a gunge donc na jeunes yi jóg tegu ci yoon bi ñu gunge leen ànd ak ñoom bu ñu am fuñ teer te fa ñuy teer yàlla na nekk lu yàlla gërëm. merci monsieur le ministre bi la bu baax a baax ci occasion bi ñu may waxtaan ak merci yow gis na loolu. en tout cas merci. lii moo nekkoon waxtaan bi ak monsieur Seydou Ly di monsieur porte-parole du coordonnateur de la présidence. mais nag bëggoon naa nuyu sama ñaari xarit comme waa Thiès la ñu. ñu bàyyi xam naa kenn ki sama goro la mi ngi tudd Moulay Madou Diop. Moulay Diop. waaw moom sama goro la sama xarit la sama rakk la di nuyu sama benn xarit bu tudd Abdou Khader Tunkara mu ngi Thiès ñu koy woowee Tunkis maa ngi koy nuyu di ko bëggee ni ñu koy waxee di ko jaajëfal sama mbokku taalibe la ku baax a baax la leen ñaanal yéen ñëpp jàmm. incha allah Thiès moom sawar nañ fay ñëw bu ñu fa ooyee rek ñu ñëw parce que sorewul te mook Dakar benn te Thiès it dafa nekk dëkk bu feex am nay feexlukaay kër yi yaana nit ñi baax nañu te man dama am man su may tradition sama maam ñu ngi ko denc Bangaaj foofu lañ ko denc samay mbokk yi Thiès samay tànta ngi Thiès. voilà mbokk yi jërëjëf xam naa ni émission dafa nekk moo tax mu sawat yi di def lu baax a baax le PDG moom mi nga xam ne tey jii nag ay matuwaay yu am solo yi émission bi yaa ngi à la présentation Thierno Ababacar Anne ki nekkoon ci image yi Mamadou Diakhaté bi leen def incha allah ñu ngi ak jërëjëf. jërëjëfati.